loolu mooy dëgg. merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara ñu jàll léegi ci xibaar yi. asalaamaaleykum li gën a fës ci boppu xibaar yi boo sàgganee mun nañoo signé ndax bi ñu consulté base bi ñoom waa CUSEMS ak SAEMS daanaka ñëpp ne nañu waaw loolee mën a indi kon yaakaar ci ni xëy na ñu signé ngir kat grève bi jeex ñu ngi xaar tey luy tukkee ci dogal yi nga xam ne daañu ko jël ina ko waay yeesal ni njëg yi ñu wàññi commencé nañu di ko jëfandikoo bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu bàyyi ko ci directeur exécutif bu ina ko waay yeesal am nañu njort ci commerçant yi sàmmante ak loolee mu ngi aju rek ci la ñu jëloon ni lay muy seen stock yi ñu amoon xëy na du yàgg dara ñu daal di sóobu ci caxte góog leeg wàññiteef ndax bàyyi dañ ci xel Tëngéej nag moom ndox may jaaba jonge ànd ak nget gu naqadi mooy li sonal askan wa jamono ji tembe dinañ ci dellu soit ak reportage bu Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak Mansour Ndiaye sport bay ma anta mbub la ñu ci àndal yéene kaay El Hadji Ahmed Aïdara fam fàcc gi ma Mbaye Ndiaye. Voici Trafic News. Aba Diatta. Yacine. Aba foo tollu. Voilà, merci beaucoup Yacine. Nous avons progressé jaar nañ sànq rek sur la corniche ouest pour oto yi nga xam ne nag dañoo bàyyeekoo du côté des Mamelles mën nañ ci progresser. Il y a des véhicules même il y a beaucoup de véhicules mais pas trop de soucis mën ngeen progresser su ko defee aussi yéen ñi daggee noonu mën ngeen progresser du côté de Wakam entrée bu Wakam foofu aussi il faudra patienter su ko defee mën ngeen ko jaaree ci bassin de train ba ci rond-point bu ancien le Régal foofu la vous avez le choix soit nga jël deux voies Mermoz wutal échangeur bu Seydou Nourou Tall wala boo ko ngeen def benn crochet jaaree ko ancienne piste yéen a ngi jëm au niveau de l'échangeur Sacré-Cœur 3 là-bas aussi ça se complique un peu rek pour ñu bàyyi ko boulangerie jaune ci deux ronds-points yu ko seet su ko defee aussi ci ko échangeur pas de souci mën ngeen progresser autolycée de Kër Gorgui Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Aba Diatta ba ci kanam aywa Mame Mbaye. jaajëf Yacine ñu bàyyi la ko nga jël pause ah. nga jël lengay ok am problème. ñu doon waxtaan wi ànd seex le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré wàllum njàng mi SAEMS CUSEMS yaakaar mënees na am ci ñoom ne kon ñoom dañuy bàyyi grève bi ndax démb seen dajam assemblée générale yi nga xam ne jot nañu ko woote ci gox yeex goxaan yi lu ci ëpp jàngalekat yi nañu bàyyee di grève bi ba nag waxtaan ba noppi saafara googu nga xam ne njiitu réew mi teg na wala gouvernement bi teg na seen loxo ñu xool la muy joxe ñu ànd seex Alassane Balde. SAEMS ak CUSEMS ñu ngay wéy li nga xamante ni mooy seen consultation ñeel seen i base ñaari syndicat yooyu daal di amal débrayage ni ki tey ci suba nag comme niñ ko xamlewoon autorités yi ci njeexitalu ndaje bi nga xamante ni moom la ñu amaloon jamono ji nag li ñu seetlu ci li nga xamante ni nag moo duppee ci assemblée générale yi ñu amal ci diwaan yi fasantikoo te wute ci mim réew sàkku ñu daal di lever li nga xam ne ni mooy mot d'ordre de grève bi. fii ci Mbour ci xayma bi nga xam ne moom la ñu doon def ci lycée Demba Diop dañu waxoon ñëpp ne altine bu soobee yàlla daañu def ay ndaje xayma ci département wu Sénégal yëpp ngir jàngalekatu moyen secondaire yi wax ñu naka la ñu gisee li nga xam ne nii mooy proposition yi nguur gi def jëm ci wàllu jubbanti li nga xam ne nii moo di payooru jàngalekat yi ñëpp nangu ne dafa am kumba ndey am ndey ak kumba amul ndey kon tey pare nañ fii ci Mbour yaakaar nañ ne noonu la ñëpp pare ci yeneen département yëpp. ñu fàttali sax ndaje bu mag dañu ko amal niki tey diggante ñaari direction syndicat yooyu léegi ngir taataan xalaatu base bi laataa ñuy yëkkati boobu la grève de façon officielle. lépp ñaari weer ndongo yi toog ko jàngiwuñu ko jàngalekat yi gouvernement bi diirante mbagg grève bi tar lool waaye nag njortees nañu kon yàggatul dara grève ba dana jeex gouvernement bi kuréelu ko syndicat yi mel ni kon ak déggoo jot na caa am waaye nag laaj bi moo di boolu jàmbat la nga xam ne jàngalekat yi becc nañu ko lu ci gën a fës du lenn lu dul wàllu système de rémunération ci wàllum salaire yi ndax kon yeneen accord yu nga xam ne jotoon nañu ko waxtaani 2018 daf cee bokkatul am déet ndax wàllum salaire yi rek moo leen yitteel ñu ànd seex taxaw seet lu bu léew Paul Tamba. mbirum jàng mi yëngal na lool mim réew donte ñii di jàngalekat yi ak ñi ngànk jàng mi ñoo ngi dëkk di waxtaan taxutit ab yëgoo judoo ci ay weer a ngi nii ba jàng mi sooxee taxutit ñaari pàcc yi yëgoo ci aw gisin ci liilee daanaka gone yi ñoo ci gën a loru taxutit ñaari syndicat yi di CUSEMS ak SAEMS gën a teengal seeni taxawaay ci ndaje ya ngir yëgoo taxut mbiri sotti la gouvernement bi teg ni diggi ni daa ko def ñu faxas yooyee jàngalekat dañoo jàpp ni
ni ab diggee gudut sotti maanaam ñàkk kóolute moo ciy juddu kii di SAEMS ak CUSEMS jàpp nañ ne altine gi daañu amal ab débrayage lu ko daare juróom-ñeenti waxtu ci suba si bokk na ci seeni mbébét dem weccoo xalaat ak seeni base ci ay assemblée générale ci bépp département ca wet ga G5 moom ci ajuma ji weesu yëgoon na ba xaatim ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk jàng mi ci mim réew mu mel ni bu mbiri tardé ni daanaka CUSEMS ak SAEMS ñoo ko xajamal ñàkkutit accord 1978 ñoom jàngalekat ya déggoo ne dañ koy tegloowaat ci table bi mu war a jur leneen encore. le député du peuple grève bi ci jàngalekat yi CUSEMS SAEMS njortees nañu ni kon tey jii dina ñëw nangu ñoom it bàyyi grève bi waaye li jaaxal ñëpp moo di nee nañu système de rémunération moo gën a fës seen ak jàmbat te l'école bi nag jàmbat yi du wàllum salaire rek bëri na ci ay gàllankoor. loolu mooy liy xaw a sooxeel affaire démb ci ngoon maa ngi koy wax ni daanaka booy càmbar wala ngay waxtaan ak ñi seen xam-xam maa ci jëm ci wàll bi jël seen ay idée di ko dajale da ngay dem ba xam ne ñoom dañu dem ba mujj sonn dañuy dem ba jeexal daanaka seen i xalaatukaay parce que doo xam ñii fan la ñu jëm G5 fii G20 fii G7 fii ku nekk ak accord yi ngay fàttali ci boo jàkkaarloo taskatu xibaar yi ni moom la gouvernement bi signé woon ci accord yooyu kenn ku nekk ak sa préavis de grève ak point yi nga xam ni moom nga defoon comme point revendicatif jébal ko gouvernement bi léegi bu nee waaw ci ñii gisuñu seen bopp ci lii bu nee waaw ci ñii mais boo seetee ci côté rémunération boobu noonu pratiquement xanaa ñoom dañuy laaj maa ngi ci waxtaan ak ku ci am xam-xam nekk fonction publique nekkoon na préfet am ci xam-xam lool mu ma ci jox ay idée daanaka dafay laajaat soppiwaat généralement li nga xam ni mooy daanaka yaxuk yamar kii ju administration bu Sénégal pratiquement parce que administration bi composé taxawaayu comme ni ko état taxawale ki nekk ci secteur bi ak takkatal ndomba tànk bi wala diplôme bi lii lañ ko waajal comme salaire kii lii lañ ko waajal comme salaire bu fekkee nag dañuy ñëw léegi tënk ko ci wàllu diplôme nekkatul secteur comme ni ko administration bi bindee dafay laaj ñu tëggaat ko complètement ñu ni kon xëy na Birahim Touré moom bu nekkee Sen TV xëy na am na maîtrise keneen koo xam ne magistrat la xëy na am na maîtrise Birahim dafay am sañ-sañu ci diplôme bi mu am sukkandiku pour am lu mu saxal ci wàllu salaire c'est-à-dire que li ñuy jàmbat moom moo bokkul ba tax na wax ak ñoom sax dafay daal di jafe mais comme am na lu génn nag ci jéem a def ay jéego pour juboo muy diggante gouvernement ak jàngalekat yi au moins ñi bàyyi dafa am lu ñuy seet pour sauver njàng mi ñi bàyyiwul nañu xool ni seen i doom seen avenir ñu ngi yàqu nañu xool ni ñoom bu ñu retraité xale yi tey yi ñoo leen di remplacer ci école yi ñu jéem a trouver solution te li ci des gouvernement bi ci liy ñëwaat mu xool moom itam nu muy jàkkaarloo ak ñi koy jàppale ci wàllu njàng di institution financière yi nu ñu mën a yokkee suñu marge bi ñuy permettre di leen di permettre ñu gën a yaatal jàngalekat yi ñuy jël ba nga xam ne ku ñu ci jël ku nekk di nga am avantage yi nga xam ni moom la ñi nga bokkal ci même secteur bi di am te loolu moom moo ci am solo donc am nañu yaakaar ci ni xëy na daañu wax waaw ngir ñu mën a signé ñoom waa CUSEMS ak SAEMS pour ñu jéem a sauver année scolaire bi déjà perte nañu fukki semaine ak benn yoo xam ne jàng nañu. Birahim est-ce que gënul woon kuréelu syndicat yi ci boppam ndax fu mu nekk nii réeroo dafa am seen biir ñoom ñu déggoo seen biir ba noppi boole seen i jàmbat ñoom ñëpp waxtaananoo génn kàddu ci kanamu gouvernement bi. mais xam nga man li paradoxe bi mooy dañoo tenir li ñuy woowee ay élections de représentativité. L'objectif de ces élections moo nekkoon. Gouvernement bi xam bu waxtaan waree am kan lay waxtaanal ñu def élection de représentativité ñu ne la G7 ñoom ñoo gën a représentatif ñoom la ñun gouvernement ñoom la ñuy waxal ñu dem ba ci biir ñu gis ni am na yeneen i kuréelu jàngalekat yu fi ne G20 yi fi mënoo wax ci wàllu jàng écarté leen am yeneen i kuréel yoo xam ne taxaw nañu maintenant coow li mooy est-ce que élection de représentativité yooyu en tout cas ci lu jëm ci wàllug syndicat lu jëm ci wàllug jàngale bi est-ce que amati na benn njëriñ je ne pense pas mais tey man njort bu rafet ne ni bi ñu xoolee démb gis nañu ci assemblée générale yi nga xamee ne amal nañu ko un peu partout au Sénégal li ci ëpp muy ci SAEMS di ci CUSEMS seen base ni ñu doon wax ne ñoom la ñuy xaar ñoom la ñuy déglu pour xam lan mooy la marche à suivre boo xoolee seen base yi ñoom ñëpp li ñu wax mooy nañu suspendre le mot d'ordre de grève en attendant li nga xam ne moom mooy yenn ci ay poñ yoo xam ne war nañu ko leeral war ko signer war ko publier ñu def ko mais ñoom li ñu njort mooy ni
la ñuy dénk seeni secrétaires généraux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au plan national mais yéen ñi la ñu yabaloon pour ngeen dem waxtaan ak gouvernement bi ci lu soxal suñuy revendication dellu si ngeen si ñun base bi waxtaan nañu suñu biir ci boo xoolee muy Rufisque muy daanaka fépp fu SAEMS ak CUSEMS nekk la ñu waxtaanee ba ci bu ñu paree mooy ci seen assemblée générale boobu nga xamee ne def nañ ko wala assemblée yi nga xam ne def nañ ko mooy nañu suspendre le mot d'ordre de grève en attendant bu fekkee ni gouvernement bi lu mu waxoon sàmmontew kook ñun ñu dindi suspension boobu maanaam ñu delloo buum ci boy waaye li ci des mooy dafa am yenn ci ay kuréel yoo xam ni ñu ngi yëglu parce que nee kenn boolewu leen woon ci waxtaan wi muy ci mel ni SADEF syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation am ñeneen ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ni dañ leen a bedd ci mbir mi mais damay dellu si ci kàddu Alcantara Sall bi nga xam ni inspecteur secrétaire général kuréel bi boot inspecteur de l'éducation yi la moom li mu wax mooy ni fi ñu toll nii 300 heures di ñetti téeméeri waxtu ci seen quantum horaire moom lañ defagum ci loo xamee ni mu ngi toll ci 1270 heures yoo xamee ni war nañu ko boucler ci année scolaire bi pour mën a dem ci ñi war a dem ci examen wala en tout cas ba dem ba fin d'année mais lan lañ la wax auparavant ne ni ci wàllu grève yi ñu nekk nii pratiquement ils ont perdu près de 300 heures ci quantum horaire bi nan la ñuy def léegi nag ba mën a fexe ba tabu li nga xam ne moom la ñu ñàkk wala ñu réadapter li nga xam ne moom mooy programme scolaire ru ren bi boole ci sax enseignement privé réadapter ko ba nga xamee ni ñoom ñëpp ñiy jàng bu ñu delloowaatee ci classe yi dañuy yemandoo ci wàllu chance ci lu soxal plutôt année scolaire bi ñu nekk donc c'est autant de questions mais njort naa ni comme li may wax ci sama njort bu rafet ak liy jóge ci base bi peut-être que dans la journée dinañu sax lever l'idée seen mot d'ordre de grève boobu. ayca gannaaw nag wàllum njàngale mi ñu waxtaanee li nga xam ne mooy njëkk yi nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall wala gouvernement bi wax na ne wàññi na ko waaye naa quoi yeesal di wundu Union nationale des associations de commerçants opérateurs et investisseurs du Sénégal ñoom nag nee nañu wàññite googee dëgg gu ñu mën a teg baaraam la xanaa kay dafay firndee ne kon wàllum wàññite gi ci ceeb bi diwlin ji ak suukar si faw ñu dem ba nga xam ne jaaykat yi la ñu njëkkoon jënd jaay nañu ko ba noppi kon nag ay bés bi ñu dëgmal wàññite gi dina tàmbalee feeñ ci marché bi directeur exécutif Alla Dieng mooy ni xamle ñu teewlu ay kàddoom. wàññeeku bi dafa war a am à partir de début de semaine bi puisque arrêté bi mu ngi génn vendredi ci ngoon léegi nag ki nga xam ne détaillant di jëlee ci grossiste demi grossiste jëlee ci grossiste ci jógee ci importateur mise en œuvre bi au niveau de la douane fa lay tàmbalee te su xasee ba am daal di wàcc duñ ci suuf donc normalement à partir de ce début de semaine nit ñi war nañoo sentir njëg yu wàññeeku it en tout cas ñun def nañu communiqué envoyé ko ci presse bi wone ne effectivité prix dafa am puisque état bi dafa renoncé ci lu toll 50 milliards te loolu dafa war a feeñ ci panne de la ménagère donc consommateur dafa war a sentir loolu. wàññite ko geede jëm ci njëg yi jàppale ne kon nag ba ñu doxantoo ba ci yenn ci ay marché foofee dañoo gis ne kon jaaykat yi ba léegi appliqué guñu ko loolee dañu jàpp ne nag la ko waral du lenn lu dul njëg yi nga xam ne ñoom lañ doon jaayee gannaaw bu ñu jëndee ba noppi faw ñu épuiser seen stock boobu ba noppi doog a mën a appliqué li nga xam ne moom mooy njëg yu yees yi te nag jamono joojee clients yi ñu ngay wéy di ñaxtu ba léegi ñu ànd seex Safiatou Bandiaye Abdou Malick Thioune. benn ñaar ñetti boutique yu ñu visité mu mel ni seetlu bi benn la li ñeel njëgu dund gi dara soppeeku si njëg yi ñu doon jaayee rek la ñuy jaayee commerçant yi fa nekk di xamle ne waaye du ci kanamu caméra yi que tant que seen stock jeexul mënuñu jaayee njëg yu bees yi ci kanam beneen borom boutique moom nag nangu na ni wàññeekul njëg yi tey expliquer li ko waral. waaye ñun daal lu dem jëndee la ñuy jëndee nii ba léegi clients yi nag ñi ngi ñëw naan bu affaire wàññi leen waaye daal ñun fu mu toll nii daal. bal ñoo xam wàññeeku nag wàññeeku il faut que ñu jëndaat bagage bu ñu jëndee bagage wàññeekoo ñu wàññi waaye fu mu toll nii daal mënu ko ñëw wàññi fu mu toll nii. client bi moom di xamle ne amul lenn lu wàññeeku ci njëg yu mu daan jëndee. suukar bi man dama doon jëndee genn wàll libre bi à 150 francs maintenant léegi maa ngi koy jëndee à 175 boo xoolee libre bi tamit la même chose dafa yokku waaw mi ngi doon jar 300 mais léegi c'est à 350 de même que le kilo bi maa ngi ko doon jëndee 600 mais léegi à 700 laa koy jëndee. ay mesures yu wàññi njëkk du loolu moo manqué waaye nag fexe ba ñu jëfee ko mooy faral di nekk jafe-jafe tax nag ba ñu bëri ci ñu dajeel di nakkarlu rek ñàkk suivi bi nga xamante ne rek mooy am.
Safiatou Ba sa Mbour jàppale na kon chef service départemental bu commerce nee na nag wàññite googee na leer Mbour bokk ci maanaam yeneen diwaan yi bokk ci si diwaanu Ndakaaru rek la yem soo xool yeneen diwaan yi nag ñu ngi xaar ndajem comité régional bu consommation yi nga xam ne gouverneur moo ko war a convoqué Pape Amadou Bigué Ndiaye lay wuyoo ñu teewlu ko Xaalin Badara Sow ko. ma bëgg a xamal askan wi ak ñiy déglu population bi ak consommateurs yi que prix yi bu wàccee Dakar effectivement prix Dakar la. mais bala ñuy am dans les régions de l'intérieur maanaam yeneen régions yi autre que Dakar bala ñuy am seeni prix faaw ñu am réunion bu ñu tëral boo xam ne gouverneur moo koy convoqué. comité régional de la consommation daje ci sous la supervision bien sûr du gouverneur moo koy présider donc prix yi ñu ngi koy amee ci prix Dakar ñu teg ci transport bi. ci la ñuy amee prix bu ci nekk ci région bu ci nekk te région bu ci nekk yaa ngi am sa prix bopp. ba ñuy am prix yi nag dans les régions de l'intérieur ci département yi ci régions yi donc région boobu noonu faaw mu am. mu ngoog El Hadj député du peuple wàññite gi ba tey coow laa ngi si Alla Dieng bi naa ko yeesal nee na faw ñu xaar une semaine après ñu doog ko sentir jamono joojee clients yi ñu ngay wéy ba tey di jàmbat. jamono ji nga xam ni woote guñu sa am ndaje ci conseil régional yor wàllu consommation ci région yi. alors que région yi ci Sénégal la bokk bu ñu jëlee dogal dañu woon précipité gaaw. ngir bu fekkee wàññite gi ñuy wax gi ñu annoncé. toujours moom laay wax dafa laaj bu ñu nee dañuy wàññi kii wàññi xam lii muy wàññi lan lay jar ci marché bi toujours moo wax ko dama ni fàttewuñu fi bi ñu fi attaqué ay boroomi boutique di leen amende ci dañoo jaay kilo suukar lu ëpp 500 ginnaaw 600 bokk ginnaaw bi ñu ne waa tekk ñooñu yokkaat 650 ba 700 ñu daal di potox dool ni dañuy wàññi te ñoom ñoo ni woon kilo suukar bi 600 lay jar c'est-à-dire yokk ak wàññite googu nga xam dafa am lëndëmte bu fekkee litre diw ci 600 francs mu dem ba 1200 doublé ci diggante bi nga wàññi ci 100 francs et puis dañu soxla xam ban diw la ñu wàññi 100 francs parce que diw yi bokkuñu li ñuy jar ci même qualité bi pratiquement bu ñu ko importé dañuy wute ay njëg ci marché yi donc faw ñu leeral sénégalais yi diw bi ñu wàññi ban la bi ci des ceeb bi ñu wax ñoom boo leen laaj kilo ceeb ñaata lay jar xamuñu ko parce que njëgu ceeb bi tolloowul ci boutique yi te yenn saa yi même façon ceeb bi lay nekk xottu saaku dong mu leen di wutale non parfumé lay doon ma ni annonce wàññi gi ampleur bi ñu ko jox ak réalité bi nekk ci terrain bi moo dul benn donc nag nit ñi nañu continuer dalal seen xel ci wàllu consommation ñi nga xam dañu ci ut tur comme ay association par exemple ina ko waa yeesal contrôlé wul marché bi contrôlé wul commerçant yi boo demee dara changé wul ci li ñu doon jaay dara changé wul te noppuwuñ pour changer parce que même ñu ko annoncé woon fàtte nañu ko décision bu ñu annoncé ci conseil des ministres loolu mënut a soppi réalité bi nekk sur le terrain sax nit ñi dañu sonn benn coono boo xam ne di leen dig loo xam ni amul benn effet ci ñoom di leen dig loo xam ni da ngay xam ni lii bëlëf la ak politique loolu moo jaaduwul am ci nag ñu ciy potox ndoll man tey li ma leen séentu ci yenn organisation yi ñu taxaw féeteeg askan wi consommateurs yi taxaw féeteeg askan wi dem sur le terrain xool réalité bi kilo ceeb bii ñu naan 300 la doon jar din nañ ci 25 en réalité diggante mois sangam ba mois sangam lii la doon jar donc gisuñu changement ci wàññite googu kilo mburu 200 grammes la ñu yokk ci 25 francs sans ñu waxtaan ak nit ñi sans ñu informer leen mais bu ñu la woon a wàññi ceeb bi du ñu dem jël ay dogal conseil des ministres ñëw di ko annonce mu def benn bëm boo xamante ni kenn gisagul ñu appliqué ko fenn. amul benn effet ci population bi askan wi ñuy dig ndox mu sedd ndax xam mar gi ñu mar te ndox mi du mës a egg seen gémmañ loolu la ñu war a bàyyi wàññite moo fi amul parce que réalité bi nekk ci marché bi mooy ñiy wàññi maîtriser wuñu njëg yi ci marché bi encore une fois yaa xeeti mu laa na maîtriser wuñu ko parce que xamuñu ko. comme mool wu dagg li may wax asom ni commerce bi ci réew mi moom mool wu dagg yam xoolal démb ba tey kenn jaayul aliment de volaille ci dëkk bi kenn parce que dañu ñëw def seen composition ni mënatuñoo jaay saako bi lu yées 17400 ñi yar ginaar jàmbat kaas ministre bi xëy fële rek ni leen 16500 ñoom ñu ne ko 1000 francs bi ngay tegg ci saako bi bu ñu ko jaayee dañuy perte te jaay perte ci tayeef crime la jaay perte ci tayeef crime la wala délit la bokk loolu duñ ko mën
ba démb lañu soog a entamé négociation yoo xam ne sottiwul démb aliment amul tey aliment amul génnul ci usines yi. fii ak ñaari fan ñetti fan aliment rupture totale lay am képp ku dugaloon ginaar sa ginaar day dee. doy na séntu pénurie ginaar ci korite gi ak koor gi. Sénégal est-ce que yëg nañu loolu yëguñu loolu. démb ba léegi benn industrie jaayul aliment de volaille ñaata millions ginaar la ñuy produire par mois fii ci Sénégal consommation bi ñaata millions yi ginaar la ñuy consommer mais bu ñu demee ba problème boobu am ñu toog ak ministre bi ministre bi di leen laaj ay rapport moom moo leen gën a xam li ñuy importé fan lay jaar ndax xam nañu mboq yi jëndewuñu ko Sénégal soja bi jëndewuñu ko Sénégal blé bi jëndewuñu ko Sénégal donc ñoom ñoo gën a xam farine de poisson amatul Sénégal donc état bi xam nañu ñiy defar aliment de volaille bi lan la ñuy dépenser pour defar aliment bu ñu amee rencontre bu ñu naree ak njub ci fi ñuy taxaw gis nga moo tax man la marché bi da leen a rëcc asom marché bi da ko rëcc contrôlé wu ko annonce bi nii dañuy lëndëmal mais dara wàññeekuwul. li leen si ump moo bari Birahim malgré point de presse bi nga xam ne Aminata Assome Diatta def na ko ministre du budget également def nañu ko mais dafa mel ni ba tey askan wi dese na lu wàññite googu dese na leer seen bopp. xam nga il faut éviter li ñu woowee des annonces politiques. c'est ça yoo xamee ni. jeexital bi nit ñi yow tey bi ñu la ne riz brisé parfumé bi wàññi nañu ko wala ñu ne la huile de palme raffinée bi mooy lu ñuy wax di sànq Mansour di wax pour leeral ko ci ban huile la ñu ne la huile de raffinée bi huile de palme raffinée bi wàññi nañ ko yow xam nga lan ngay jàpp yow en tant que consommateur ne ni loolu ministre bi wax na ko arrêté bi génne nañ ko ci bés bi donc automatiquement day répercuté wu ci boutiquier bi mais on a vu sànq reportage bi Safiatou Diagne def le boutiquier moom dafa am stock bu mu yoroon stock bi mu yore mën nga ko jëndee ci prix avant prix bi ñuy wax ni wàññi nañu ko muy dëwlin bi muy suukar si wala muy ceeb bi wala lu mu mën a doon lépp loo xamee ne arrêté daf ko taxawal muy ministère du commerce ne ni arrêté bi génne nañ ko ba sàngam dañ ko war a appliquer mais application boobu day fekk ña nekkoon ci boutique yi muy grossiste yi la ñu jëndoon muy stock antérieur bi prix ba ñu ko jënde woon war ko jaay en ci demi grossiste yi ak détaillants yi loolu mënul appliqué wu ci prix yooyu nga xam ne moom lañ doon jaayee ça veut dire donc pendant une bonne période dañ la naan ni man prix bii laa ko jënde woon mënuma agsi ci wàññi bi nga xam ne ministre du commerce génne nañ ko Mansour mu ngi junju lu soxal mbirub aliment de volaille. Pas seulement de volaille hein, mais également de bétail. Ouais. te tu sais que ci même jour bi la ñu génn ñaari arrêté yi arrêté bi jëm ci wàllug prix denrées de grande consommation yooyu muy ceeb yi nga xamee ni am na subvention bu ñu jox ñu yore wàllug riz paddy muy tamit lu jëm ci wàllug huile de palme raffinée ak suukar seeg yooyu ci même jour bi la ñu génn tamit beneen arrêté boo xam ne mu ngi jëm ci wàllug aliment de bétail ak volaille ñan ñu yore aliment de bétail ak volaille mooy li ñu wooyee les meuniers. ñu yore farine bi blé bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy dem di jëlee ay Russie ay Ukraine ay Argentine ak yeneen i réew yoo xam ne dañuy yónnee li nga xam ne moom mooy blé. ñoom ñoo yore également di jox farine boulanger yi waaye tamit di jox li nga xam ne moom mooy aliment de bétail mu jëm ci wàllug jur gi waaye tamit aliment de volaille te ni ko Mansour waxee effectivement y a actuellement une tension boo xamee ni lu koy indi mooy yow ba ngay wàññi seen njëg toogoo ak ñoom ne leen. lan mooy seeni jafe-jafe par rapport ak fan ngeen di jëlee lu soxal mbirub aliment de volaille boobu wala de bétail bi fan ngeen koy jëlee ñaata la leen di dikkee est-ce que ñoom ñiy wàññi jël nañ en considération ni am na ay fluctuations yu am ci prix wu blé actuellement nii am yeneen yoo xam ne am na ci baril du pétrole parce que cours mondial du pétrole bi nee na ni $100 la ci baril bi tey ci ay jamono ñu ngi woon ci $60 lu ko gën a yées sax est-ce que loolu jël nañ ko en considération ba ñu naan meunier yi da ngeen di wàññi par force 1000 francs ci aliment volaille bi ñooñu bu ñu demee ba tëj jaayutuñu la ñu desewoon ci stock am ñu commandé woon semaine dernière wala il y a 2 semaines ñu livré leen loolu mais am ñu soxla Mansour mi yore ay ginaar ci këram bëgg aliment de volaille parce que am na lu tolloog 100% yu mu war a yafal ñu ne ko 21 jours nga am wala 45 jours waaye amul loolu mën a jox ça veut dire que loolu yëpp da koy perse te bu ko perse ñu ngi jëm ci koor jëm ci korité et le Sénégalais quoi qu'on puisse dire Mame Mbaye c'est vrai que lébu nga mais tey ganaar ngay gën a utiliser que jën parce que jën gisatoo ko wala cher na ñu bari ginaar la ñu gën a jëfandikoo que ndawal yi parce que ndawal bi dem na ba cher na
aujourd'hui ñu ne la ndawal gi boo maytul dina yokkuwaat parce que aliment de bétail bi yokku na ñu ne la ginaar ci boppam doo boo maytul doo ko gis parce que aliment volaille bi yokku na mais finalement donc yow mi ne yow yaay gouvernement ministre du commerce génn arrêté ne ni wàññi naa mais wàññi yooyu nga wàññi malheureusement le Sénégalais lambda consommateur bii dem ci boutique bi wala bii dem ci benn entreprise pour wuti aliment de volaille wala aliment de bétail am mais du gis wàññi boobu au contraire dina gis ni ñële tëj nañ sax seen liggéey di nga dem ba les consommateurs les grossistes ak les revendeurs muy détaillants yi dañ ne léegi dootuma jaay diwlin parce que liñ ma ko bëgg forcer ma jaay ko mënul nekk parce que stock bi ma yoroon lii laa ko jënde woon boo ma ko bëggee wàññi man perte laay def te perte boobu Mansour l'a dit tout à l'heure mais c'est nu ñu koy woowee c'est même interdit ci wàllu commerce ngay jënd dara pour après jaay ko mais à perte au contraire état dafa war a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci secteur bi mu mën a doon muy agroalimentaire nga xamee ni ñooñu bu ñu demee ba ne leen da ngeen di wàññi dañ koy def mais avec beaucoup de plaisir parce que dañ xam ne teg nañ leen ci conditions yoo xam ne war nañ mën a wàññi ci lu wér sama mbokki moo li ma war nañ leen jàppale ndax ñëpp dem nañ bëkk ji ñeneen ñi dee nañ ci ndox mi ndax ñàkkum jën gi jamatul dara ñu waxtaane kon guerre ba nga xam ne moom moo am ca Ukraine mu mel ni sa Russie it président bu Union africaine président Macky Sall moom it ànd ak président bu commission Union africaine Moussa Faki Mahamat ñoom nag nee na ñu ngay bàyyi xel bu baax guerre ba nga xam ne moom moo am foofee diggante Russie ak Ukraine te nag gis nañu kon jafe-jafe nga xam ne doomu réew Afrique ñu ngi koy jàkkonteel yenn saa yi sax dañ leen di bañal ngir nag ñoom it ñi dem ci yeneen ñu jéggi frontières yi loolee ci boppam ñoom ñoo bindaa bataaxal di ko ñaawlu nee nañu loolee warul mën a am ndax nag ñu ngay jalgati wàllum ak yelleef doomu aadama ba nga xam ne moom moo rek tënk réew yi ci àdduna bi kon nag ngalawaay borom der ñuul yi wala réewu Afrique yi fu ñu manti nekk te ñu nekk ci jafe-jafe yooyee nañ leen jàppale ba ñoom it ñu mën a mucc seen bakken nag ci grève boobee Birahim mu mel ni kon Union africaine ñoom i jot nañu réagir jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ñoom africains yi nekk ci moo xam Russie wala Ukraine. xam nga booy seetaan télé bi surtout les télévisions internationales chaque jour ngay gis le nombre de personnes yi nga xam ne ñu ngi fuir ñu ngi daw les théâtres d'opération ca Ukraine di dem ci dëkk yi leen gën a jege bi leen gën a jege boo xoolee surtout mooy Pologne. On n'a pas malheureusement par exemple Sénégal am ñu représentation diplomatique ca Ukraine mais dañu am bu nekk Pologne moom mooy jël en compte également yenn réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci est boobu lu ci mel ni Ukraine tey bu fekkee ni président bu Union africaine ak ki nga xam ne moom mooy yore commission Union africaine yëkkati nañu kàddu bind bataaxal mais ba ca Nations Unies tey ci fajar maa ngi koy seetaan ay 3 heures ou 4 heures du matin ki nga xam ne moom mooy représentant Gabon ca Nations Unies moom itamit la même chose la wax ça veut dire que tant que yaa ngi doon der wu ñuul jóge Ukraine parce que da nga fay jàng en tant que étudiant mais on a même des joueurs yu nekk on a un Sénégalais qui est au Dynamo de Kiev tey ay askan ay mbokkam France 24 dañoo wane ci fajar ni ay mbokkam dañoo jaaxle parce que xamuñu ci lan la ne et c'est un Sénégalais qui joue au Dynamo de Kiev bu ñu ko waxee ne Ukraine donc Sénégalais yi ñu ngi fépp africains yi de manière générale ñu ngi fépp Union africaine lan la mën may sàkku ci parce que ci droit international la bokk ñu xaatim ko ñëpp déggoo ci en temps de guerre ci droit international dañ la may yow mi nga xam ne ñaari belligérants yi muy Russie muy Ukraine dañu am obligation préserver ñi nga xam ne ñoom ñooy les civils surtout ñi nga xam ne tey dañoo bëgg a génn ca Ukraine wala génn ci Russie wala ci frontière bi nga xam ne moo seex seen diggante tey le Sénégalais wala l'Africain wala ku mën a doon bu nekk Ukraine donte Russie moo dal ci kaw Ukraine droit international may na ko mu ne damay génn Ukraine pour daw làqatu ji biir Russie am na ci droit donte ay belligérants yu ñaar yi dëkk yi mais rawatina bi nga xam ne ñoom dañu ne ñun ñëpp nañu daw dem Pologne parce que fale suñuy jàmm mën a nekk mais nu ñu koy yombalalee ñuy wooye ay tubaab wala ñu am der bu weex c'est exactement la même chose ndax du c'est parce que droit bi ci diw la yem mais droit bi c'est nu ñu koy weeti mbirum humanitaire la ba pare c'est international ça veut dire que c'est pas parce que tu es blanc que am nañu sañ-sañu rawale la Pologne dugal la ci condition yu baax parce que tu es noir ñu bañ la dugal ci condition bañ la sax jàllale mais imagine un Africain ay Sénégalais ngi ci biir bëgg a jóge Ukraine muy Kiev muy dëkk bu mu mën a doon ci biir Ukraine bëgg a dem Pologne mais doo sax dugg bus
wala train yi nga xam ne c'est mis à disposition des populations qui veulent fuir les théâtres d'opération doo dugg ci lenn loo xam ne mën na la yóbbu ci frontière bi qu'est-ce que tu es obligé de faire de marcher nga dem ba ca frontière ba ñu ne la dañu la recevoir au nom de quoi donc je pense que Union africaine bu ñu yem ci bind ay bataaxal nii c'est vrai que on dira que l'Afrique dans cette guerre là pratiquement amu ci kaddu parce que dafa soxal des puissances yoo xamee ni ñooñu ëpp puissance ni ñu ko mën a waxee excuse la répétition mais Afrique tey avec l'Union africaine le président de l'Union africaine il faut que ñu wane ni attention suñuy doom ñu ngi ci seeni réew te lañ fa doon nekkee soit ay étudiants lañu wala ñu leen di liggéey yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci réew yooyu donc ni ngeen di mën a bàyyi ñeneen ñi di dem pour sauver seen bakkan qu'on le fasse également qu'ils tapent du poing sur la table mais qu'ils en parlent ba ci Nations Unies parce qu'on a des représentants là-bas. Voilà le député du peuple démb sax Birahim mu ngi koy junj si benn maanaam RFI laa ko suivre benn sénégalais bu nga xam ne moom pour mu jël train bi sax dañ leen koy bañal prétexte bi moo di jigéen ñi la ñuy prioriser wala ndaw yi ñoom pour ñu am lu leen rawatle sax dafa metti jamono ji. balaa ma ñëw ci loolu maa nga may ma 30 secondes. pour ma def benn précision. bos démb maa ngi annoncé ci relation Sénégal ak fi muy jëlee blé. ci ay nit yu ma waxtaanal dimanche defe naa mais bu ma waxtaanee ak Anta Babacar Ngom mi nga xam mooy kilifa si dimanche sax yónnee naa ko audio yi ma doon échanger ak ki ma jox information te ma am confiance ci moom mu ni Sénégal jëlwul benn yoon blé Ukraine ak Russie mais après bi ma jeexalee sama édition ci heure bi démb dama woo responsable sédiment Anta Babacar Ngom dama woo Franck Bavard mi directeur général bu Grand Moulin de Dakar ñoom ñëpp dañu ma confirmer ni kay blé bi ñuy defar actuellement ça fait 2 ans parce que dañu nemmeeku woon ni blé bi jógee France amul qualité par rapport ak li ñu bëgg a joxe comme farine ça fait 2 ans blé bi ñuy am Russie lay jógee ak Ukraine. par contre bu fekkee Grand Moulin de Dakar ñoom 40% ci seen blé bi ñuy defar. ci farine bi ñuy defar blé bi jógee Ukraine la. parce que dafa am technique boo xam ne amul ci blé bu France ci laa laajee Franck la mooy farine technique c'est-à-dire pain bi ñuy defar à l'étranger bu ñu ko defaree benn waxtu ñaari waxtu. dañ koy lekk mu jeex par contre bu dee Sénégal day soxla juróom-benni waxtu parce que consommation bi dafay xaw a yeex moo tax dañuy soxla ci qualité blé bi nga xam ni mooy biy jóge Ukraine muy nag am na ñuy joxe information xëy na ñu nekkoon ci meunier yi dañu laaj def mise en jour affaire bi daf leen dépassé c'est raisonnable parce que ki ma doon waxtaan may jox information